mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlooti seen ànd ak ñun télévision Futur Média alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu ànd ak yéen seen émission li ci penc mi di leen gërëm bu baax di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp nag fas yéene waxtaaneeti rek penc mi Sénégal ginnaaw internet beeg lenn ci ay taxawaay yoo xamante ni du lu ñuy faral di rafetlu lu ci bari nag di ñàkk a xam rek moo waral ñu bëgg a waxtaane tey ji internet gi matuwaay yi ñu war a jël ak rëdd yi nga xam ni waree su ko dépassé nees ko mën a gën a jariñoo ndax it bu ñu fàtte ni xam-xam la boo xamante ni ku ca wéeru mën a dem loolu lépp kon ci wàllu jëfandikoo gi moo waral ñu wooteeti ndaje mi ànd ak ku mel ni professeur Mbaye Thiam professeur Mbaye Thiam archiviste la historien liggéey na ci projet ci wàllu loi ngir accès à l'information ak protection des renseignements personnels professeur ñu ngi lay ziar rafetlu teewaay gi. ñu ngi lay nuyu Alaaji Assane di nuyu mbokk yu baax yi ñu taseeg fii ak ñëpp ñu seetaan ci TFM. jërëjëf ñu ngi ànd également ak El Hadji Lamine Diagne imam Jumaay Wakaam li ko waral xam ngeen ko jikko yi la ñu wax ca buñ ne jikko yi suñu kilifa diine yi boobaak léegi ña nga ca wax dëgg yàlla bay seen waar moo waral it teewaay moom imam Lamine Diagne imam ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw professeur ñu ngi lay nuyu bu baax El Hadji Assane di la ñaanal yal na yàlla jàppale la. amiin yaa rabbal aalamiin maître Ousmane Seye ñu am mbégte àndaat ak moom ci li ci penc mi moom avocat la liggéey ci lu jëm ci wàllu ay yeesal ñeel code pénal code de procédure pénale également maître ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay fay El Hadji Assane di nuyu téléspectateurs yu TFM di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal tey jataay bi. jërëjëf Cheikh Bamba Ndaw blogueur la moom it xam-xamam màcce ci wàllu internet gi ak nees mën a def ba di ci gérer image rawatina kilifa yi nga xamante ni soxla nañu ko ndax ku ne internet xam ngeen ni maa ngi koy junj sànq ak Cheikh Bamba pàcc la boo xam ne mun na juri xëy jur ngëneel contrairement ak li ñenn ñi foog rek ne xëy na def safaan la sëñ Bamba maa ngi lay nuyu. waaw Alaaji Assane maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu mbokki Sénégal yëpp auditeur u TFM di nuyu sama papa yu baax yi ma bokkal plateau bi. di yaakaar ni tey waxtaan bi dinañ ci jëlee njëriñ incha allah. jërëjëf ñu tàmbali ak liggéey boo xamante ni sëñ Habib Faye defal nañu ko ci wàllu WhatsApp gi ndax xam ngeen ni foofee ay bërëb la yoo xamante ni internet ni mu amee yu ne fàng la amee bërëb yoo xamante ni comme ni ngay taxawale sa mbootaay say association kuréel yoo xamante ni seen biir ay groupe waaye ni ñu koy waxee rek am na ca lu boo ko dépassé xëy na mu mun la jural lenn li nees mën a def ba moytu ko lu ci mën a fekk ki nga xamante ni dafa daal di génn rëddam ak yeneen liggéeyu Habib Faye ci wàllu WhatsApp gi ak ni ko askan wi gisee. askan wi jamono ji ku ci nekk di werante ci WhatsApp gi indi mbiccoog mbaaloo gu bëri ci biir réew mi administrateurs yi kenn demul ñu des seeni responsabilité mën nga ca biir. bu nekkee ñëpp a ngi ci groupe bi bu ñu joxee information su génnee ci groupe bi rek moom responsabilité ci moom lay jógee waaye ku génne information tamit am na fa responsabilité moom mi moom groupe bi nag dafa mel ni kër dina xam loolu fu mu jógee parce que bu ñu ko jàppee nañ jàppale keneen tamit nga xam moom moo ko génne donc ñoom seen responsabilité dafa rëy donc il faut ñu def attention ci ñi di créer ay groupe ak nu ñu koy gérer. ngir méttandiku ñu topp la ci ab yoon administrateur bi dafa war a dindi ba mu set lépp lu koy nësaxal. mais yow nga mën amoon possibilité def de sorte que risque bi bañ a am mais defoo ko mën nga engager sa responsabilité loolu droit commun responsabilité la ci wàll boobu mën nañ jàpp ne képp koo xam ne yor nga sañ-sañ wala nga yor pouvoir wala ñu jox la mandat pour nga agir ak yooyu yëpp mën nga éventuellement engager ses responsabilités donc le fait nga engager ses responsabilités aajowul rek ci nekk administrateur wala leneen. article 248 bu code pénal bu Sénégal tënk li nga xamante ne ni moom la ñuy jaarale ci xarala yi anam ba ñu koy defee. 248 bu code pénal dafa viser moyen de diffusion publique te ci moyen de diffusion publique dañu ne bépp jumtukaay buy tax ñaari nit di wax wala di weccoo xalaat weccoo ay image weccoo ay photo te loolu dañ ci dugal xarale yu bees yi ak lépp lu mën a tourner ci autour xarale yu bees yi loolu mën na nekk moyen de diffusion publique su boobaa dañuy génn ci sphère privée bi ci li ñuy wax caractère privé daanu ci li ñuy wax caractère public la. WhatsApp tax na fële ca diwaanu Inde ñu tëj fa ay administrateur waaye fii ci mim réew Sénégal li ni mel kenn gisagu ko waaye code pénal bi indi ay daan teg ko ngir képp kay indi ay kàddu yuy nësaxal wala yay yàq derub doomu aadama.
Habib ñu koy gërëm bu baax di ko sant xel day fatuma gërëm bu baax it réalisateur émission bi El Hadji Daouda Diouf maître ci wàllu daan yi ndax wax nañu ko naam ak jéggal daan également yëpp a ànd cim réew waaye nees mën a def ba nit ñi gën a moytu daal parce que gis naa ni daal ni ma koy waxee sànq internet gi du sax damay layal ñi nga xam ne def nañ ci ay njaaxu mais de impréparation dafa am yëf yi daf ñoo bett ba pare nag rythme bi muy dawee moom mardi taal. jërëjëf Alaye Assane xam nga mbirum internet moom buñ koy wax je crois que waruñ ko sax yemale Sénégal. parce que loo xam ne c'est transnational c'est mondial. soo koy xeex aussi mënoo ko xeex ci réew bi. fekk xeexoo ko sur le plan mondial. ba sax ñu ngi def ay convention au niveau de la CEDEAO au niveau de Varsovie pour ñu xeex ko. mais comme tey Sénégal moo ñu itteel il faut que ñu wax ci tuuti. parce que liñ ci sempi tey mooy nit ñi nga xam ne dañuy yàq der di wax lu ñu warul wax. ci internet mais am na yu gën a garaaw loolu ci internet. dafa am lu ñuy wax escroquerie. nit ñi di ci nax ay nit ci ay xaalis yu toll ci ay milliards. ci ay seen carte bancaire ci affaire ru jeu mu doon espèce lu ñuy tuddee cybercriminalité. dem ba mun a daane réew. dem ba mun a daane entreprise. tey boo xoolee ci àdduna bi am na entreprise yoo xam ne du ñu wax mais ñu ngi fay ay milliards ci chantage dañuy dugg ci seen serveur ne la bu ngeen ma fayul temps du ngeen liggéey su ko defee ñu fay pour mun a liggéey mais loolu duñ ko yëkkati ca kaw. donc internet dafa doon loo xam ne c'est sur le plan humanitaire lu baax xëy na moo taxoon ñu def ko pour nit ñi gën a mun a jokkoo pour liggéey gi gën a gaaw mais dem na tey ba remplacer nit sax ci liggéeyukaay. boo demee ci àddina bu yàgg Europe Amérique la nga xam ne nit moo ko doon def léegi machine na koy def ci internet lañ def. bon moo tax il faut nit ñi jël ay matukaay réew yi. Sénégal nag mun naa wax ne ci Afrique ci ñi ci gën a njëkk a jël matukaay ci lañ bokk. non seulement jël nañ loi depuis 2008 la loi du 25 janvier 2008. pour que képp koo xam ne yaa ngi wax loo xam ne waroo ko wax ci internet. wala yaa ngi ciy sàcc. di ci def escroquerie ak yooyu yëpp ñu teg la ci ay daan yi dina dem ci juróom benn weer ba ci juróom at mais dina dem sax ba ñu tëj la ay perpétuité. nit ñi xamul. parce que boo génnee ci internet loo xam ne c'est pour la défense nationale la concerné. nga génn ko ci internet bu ñu lay àttee mun nañ la àttee tëj la sa giiru dund dem na ba perpétuité. parce que tey di nga gis ay réew yoo xam ne nit mun na dugg. tey par exemple bu ñu duggoon ci serveur ministère des finances bu Sénégal saboté ko duñ fay salaire. gis nga élection yi amoon États-Unis tey ñu ngi laab-laabee ndax russe daf ci dugal loxoom wala déet. donc vraiment foo natt yàqkaay bi nga xam ne internet mun na ko yàq rek. weesu na foofu. mais li ñu concerné tey mooy Sénégal non seulement indi nañ ay daan ci loi boobu mais indi nañ aussi ay structure teg ko. par exemple commission des données personnelles. kooku créé une loi aussi sur les données personnelles. ba pare yemuñ foofu ñi nga xam ne ñooy officier de police wala gendarmerie ñu spécialisé leen daal di leen tàngat ci affaire internet parce que ñi nga xam ne moo doon loi yi fi nekkoon. mënuñ fexe ba jàpp ñi nga xam ne ñooy def yu bon ci affaire internet. moo tax ñu def loi bi. tàngat ay enquêteurs ay officiers de police même juges yi ñuy àtte tey. dañ leen tàngat. ci affaire informatique. ci nouvelle technologie de communication. pour ñu gën a mun def seen liggéey. donc vraiment Sénégal réew la boo xam ne. jël na ay matukaay mais li ci des man li ma gëm mooy répression baax na mais li koy dindi mooy culture. mooy yar nit ñi. mooy discipline. mooy nit ñi xam nu ñuy utiliser internet. ak lu tax internet am njëriñ. di ko defee ci jamono yu baax moo gën ñu koy defee ci loo xam ne mooy version bu bon bi. donc éducation bi. culture bi. baax la ci ca kooku état moo war a jël aussi ay matukaayam pour def ko. mais aussi ay nit am na li ma doon wax benn association boo xam ne monsieur Thiam moom mu ngi ciy def liggéey bu rafet. di organiser ay forum di wax nit ñi
ñi seen yelleef ak ci affaire internet di leen di éduquer tout je crois que daal ñu orienté affaire bi ci répression bi nag baax na parce que bu ñu la yarul sa kër nag li ñu doon wax naan bu say waajur nekkul say kilifa jënd sa kilifa bu ñu la yarul sa kër boo ñëwee ci réew mi aussi réew mi yar la très bien dina ñëw ci kanam ci wàllu ni nga ko waxee ñaaxee gi surtout parce que moo tax a jóg jotaay bi Bamba également dinaa ñëw ci yow ndax yéen aaye il faut que aussi ngeen leeral mbir yi rek ni ma ko waxee ak it moytu ngeen di moytuloo gars yi daal beneen jëfandikoo bu safaanook li gën Imaam wax nañ ko wàllu yar gi yéen a nga ci ba léegi mais fan la yëf yu dogee fan la vraiment kàmb gi nekkee parce que dañuy am impression souvent que ni daal nit ñi yéen a ngi waarootuñu macha allah xam na pour loolu xam nga yàlla boo ko dénkul sa nopp rek leneen loo dénk sa nopp mu sol si lu la dul jëriñ ndax yàllaay jëriñ te dafa am loo xam ne daf ñu ko sant nee nañu si taxaw nee na li ma leen sante noonu bu fekkee taxawu leen si ma xajamal seen dunda wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka wa naxshuruhu yawma alqiyamati ama nee na sama kuwaar képp koo xam ne dëddu na ko def li la soob ma xajamal sa dund mag ñi nag daan ko firee ne du ma lekk ci cere ji wante dama ci xëpp suuf moom moo nekk ci jamono bi ñu toll nii kilifa diine yi nag dañu wax ci bi wax jotee jëf ci bi jëf jotee wax nañ ñu dégg jëf nañ ñu gis waaye nag li nga xam ne moo indi problème bi dëgg sa cosaan la ci asl ba la ndax dafa am benn waay bu ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne que sama doom a ngi yaral ma yonent bi ne que weesu na ba doom jëmu mujj indi fekk dafa judd rek mu indi ko ci yonent bi ne que yaral ma yonent bi ne que weesu na mu ne ko waaw man maa ngi bëgg a jaaxle indi naa la ko am juróom-ñaari at indi naa la ko am ñeenti at te indi naa la kuy doog a juddu nga ne weesu na waa kon yar boobu nan lay nekkee mu ne ko ñeent fukki at avant muy juddu waa nit na lañ koy yaree ñeent fukki at lu jiitu muy juddu kon sa tànnee fu way jur ya la ndax mag ñi dafa am lu ñu daan tànnee kon yooyu bu fekkee dafa weesu nag ba rëcc la dabaatal dafa war a am dabaatal boobu nag bu la rëccee daanaka yi xew ci jamono yi yëpp ci lañ koy mën a gisee waaye ñii di wax nañ ba mel ni la yàlla waxoon ne iza tutla alayhim ayatuna walla mustakbiran ka an lam yasmaaha nee na su fekkee da ngay wax seeni aaya ci seen biir dañu lay wan gannaaw mel ni ku ko déggul ka anna fi uznayhi waqra mu mel ni seen noppa yi dañ ci saañ ay écouteur rek dëddu la dem def li yéen ne yàlla leen fa bashirum bi azabin alim bégalee leen ne leen mbugal ak leen di xaar mbugal mi nag mooy yi xew tey jii li waaw kon nag ñun noonu lañ ko jàngatee ba wax jotee rek wax nañ ndax yàlla li muy wax ne dégg Seyd Cheikh Ahmed Tidiane nee na yàlla bind wax moo tax waxam bëriwul maa farratna fil kitab min shay la wax alquran a ngi noonu bàyyiwuma ci dara comme que bàyyiwu ci dara nag day tënk moom suñu borom day tënk dina jël baat tënk ko ci biir alquran mu des borom xam-xam yi nan lañ koy génnewee li xew yépp borom xam-xam yi wax nañ ko ci seen biir yi waxtaan waaye nag nit ñi la muy wax rek xatama allahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim ghishawa wa lahum azabun alim yàlla nee na seen xol yaa ngoog xam nga xol ndab la xol nag ñaari naanuwaay yi nga xam ne mu essentiel ci nit ki pour xol bi root ko ñaari naanuwaay yi la fi lay jaaree imma mu jaar ci nopp bi wala mu jaar ci bët yi bu jaaree ci nopp bi rogalaat ci xol bi xol boobu noonu ragal yàlla dugg ci mu mën a jëriñoo waxu yàlla boobu noonu waaye yàlla nee na nag xol boobu la ñu tëj la tax parce que dañu dëddu la nga xam te ne moom la waxoon loolu moom mooy sababu yi xew ni tey jërëjëf imam professeur Mbaye Thiam ni nga ko waxee ñëpp yéem na leen bii tolluwaay mais wax ji mooy léegi nees mën a def ba daal di indi ñëpp ci ak dal faire revenir tout le monde à la raison ñu ànd ak dal ànd ak retenue mais aussi jariñoo internet ak moyens yu bees yi maa ngi daan dégg jamono ci wàllu nasaraan ñu naan science sans conscience nekk ruine de l'âme n'est-ce pas waaw kii Alaaji Asan li xew léegi day dina jaaxal ñu bari mais am na ñoo xam ne buñ sañoon du am mais jaaxalu leen man yàlla baaxee na ma woon bi ñuy def le sommet mondial pour la société de l'information ma bokkoon ci experts yi nga xam ne de 2000 à 2005 ñoo doon liggéey ñuy daje Genève di daje Accra daje Sénégal gi fu ne ñu tas fi ci àddina ba benn bés
ñu def 5000 personnes ñu tase Tunis def fa fukki fan di gëstu di jàngat lan mooy société de l'information parce que addina bi moo jékki-jékki rek jaxasoo jël vitesse boo xam ne liñ daan def téeméeri at wala ñaar téeméeri at muy évoluer ñu di ko gis ci lu mat ñaar fukki at fanweeri at rek mu def ko loolu nag bu amee te ñëpp bokk ci te nin ci bokkee wuñ ci xam li xew xam li ci judd nun koy jëfandikoo exploitation bi dafay dal di nekk exploitation biaisée. Or société de l'information mooy lan sommet mondial décrire nañ ko dañ ne fii ñu nekk léegi xam ak nu xam-xam ba donné ak ci li nga xam moo ëpp njariñ yore li ñuy jaay c'est-à-dire xam ci boppam moo nekk une valeur marchande ba pare ay xarala yu bees juddu en moins de 20 ans dama wax sama doom yi ne ba ma amee ci seen âge benn rajo nekkoon suñ kër sama bay teg ko ci bopp lalam bu yeewoo fajar taal ko ñu wër ko di ndékki bu paree fay ko jël kii muur ko dem liggéeyi dëgg la waaw léegi boo ñëwee sama kër kenn dox ak kenn ku nekk yaa ngi yore sa rajo bopp ak sa télé bopp or loolu nag bu amee cim réew moo xam ne mi xam-xam ba demewul nen li yar ba wàññeeku ñëpp am ci accès parce que lii téléphone portable ci réew mi moo ëpp nit yi réew mi y a plus de téléphone portable que de sénégalais ndax léeg-léeg nga tase nit mu yor juróomi téléphone portable teg ko or loolu nag suñ ko jàngatut parce que ñun bi ñu def sommet mondial dañu doon indi gone yi indi jigéen ñi indi handicapé yi indi minorité yi fexe ba ñu liggéey ci loo xam ne lii ñëpp dañ ci gis seen bopp ba pare nag kenn du ko def rek un outil libertaire nga xam ne au nom de la liberté lu la neex def lu la neex wax malheureusement nag suñu réew yi dañoo bokk ci ñi nga xam ne yëf yi bettu leen mais ni mu fi duggee dafa gaaw ba nga xam ne ñëpp jot ci eh bien loolu expliqué nga taxaw ci tali bi gis nit kuy dawal oto mu wóor la ne kii buñ ko jàngaloon dawal oto du dawali nii mais ñeneen yor téléphone portable di ci def loo xam ne lii mais véritablement buñ leen jàngaloon lu téléphone portable di jariñ ak technologie duñ ci defee noonu mais loolu nag dafay laaj ñu ndëppaat réew mi am na lu fi xew ci fukki at yii buñ ko jàngatut ci suñu biir doxal ci waslu ci àq ci dëgg rek ak lu ñuy jariñ ala kulli alin mën nañoo am mbetteel moo xam ne dina bett ñëpp mais ci naka lañ koy defee parce que ñëpp nangu nañ ni jóg jot na mais par quel bout prendre l'affaire fan ngay commencer gis nga affaire yi xew lii ci WhatsApp yi ak internet yi li ci ëpp bu kenn tooñ benn gouvernement wala benn nguur ci kër yi la commencé Alaaji Assane réew mi inventé wuñ ko 1960 wala 2000 réew mi dafa yàgg nit ñi fi nekkoon dañ leen doon yar di leen teel a tàggat ba nga xam ne bu nu xàmmee rek dinañ xam lu nu ñeme lu nu ñemewut lu ñu jomb ak lu ñu ragal ak lu ñu sib léegi yaratuñu donc ci biir kër yi déjà dafa am déficit nga jóge fa dem école bu njëkk xale bi daf daan am déficit ca kër ga ñëw école yar ko ndax école dañ daan jàngale di yar léegi xale boo ci pes yow mi koy jàngal bu ngoonee ndeyam ak baayam ñëw yóbbu la tribunal te bu la yóbbu police toog nga fanaan fa or bu nu yarut nag dafay dal di nuru li ma dégg sama benn mbokk sëriñ bu baax di wax nee na réew mi léegi yaratuñ dañuy yafal or gone gi nag moo xare mi ñuy yafal ci kër gi yam waa ji koy yafal buy mbëkkee moom lay njëkk a mbëkk ba tax na li ci ëpp daal mooy ñu delloo si ay jikko yu rafet ak yar ak ay comportement yoo xam ne képp ci ñun koo xam ne kii am na loo bëgg a def même boo wéetee di nga ko jomb très bien professeur Cheikh Bamba Ndao yow blogueur nga ni ma la présenté sànq seen liggéey la ci xam naa ni am na lu ci yoot bu ngeen ci jógul yéen it ku moywul mu yàqal leen ndax léeg-léeg da ngay dégg sax ku naan moytul ma internet bi donc dañuy dem ba am sax benn certain rejet alors que ni ma ko waxee li ci baax bari na waaw Alaaji Assane merci beaucoup ci question boobu li ci baax
moo ëpp lu ci bon. Donc bi ma dégloo sama papa yu baax yi ni ñu waxee. Donc ci mbirum loi ci mbirum diine ak ci mbirum société bu ci nekk da nga koy gis ci internet. Donc ñun tey Sénégal xëy na tey la ñu toog mën a pencoo lii di wax dérive yi am ci internet léegi mais ñun bañ ci dalee di wax. maanaam léegi ëpp na juróomi at wala juróom-benn at à travers le réseau des blogueurs du Sénégal. Donc wax nañ ci wàllu loi maanaam tey yow miy jëfandikoo internet lan moo la ci mën a fekk yan norme moo ko mën a encadrer bés boo demee tey ba toll ci ay problème mu justice comme tey ni ñu koy gisee ay cas Ami Collé ay cas Penda Ba et cetera yan loi ñoo la mën a protéger alors que et aussi yow na nga mën a défendre. Donc ci wàllu diine aussi bu ñu jëlee diine. indi ko ci wàllu internet te nit mi ngi toog këram à travers une application di jàng alxuraan loolu gis nañ ko tey kaamil bi ak xasida Serigne Touba yu bëree bëri tey mun nga ko télécharger à travers internet donc tey bu ñu maasalee lépp rek ni internet dafa bon kooku amaana ñàkk xam njëriñ li la tey bu ñu ko indee ci société sama papa bu baax bi li mu wax léegi Serigne Thiam à travers société de l'information loolu lépp tey mën nañ ko tënk ci wàllu internet ci xam-xam ci li ñuy wax knowledge management man knowledge management yëngu naa ci fii Sénégal couvrir benn bureau à travers le Sénégal et Afrique de l'Ouest donc internet dafa am pàcc yëpp que muy loi que muy justice que muy société que muy diine tey lépp internet daf ko tënk mais man misaal bi may jox parce que xam naa ni bu ma duggee ci jargon technique maanaam ci vocabulaire technique digital xëy na sénégalais yi ñuy seetaan du ñu ko mën a jëfandikoo ni ñu ko war a jëfandikoo donc internet man ni ma koy définir ci misaal mooy maanaam seetu tey nga nekk ci kanamu seetu ñaaw a ñaaw ba mel ni man tiim seetu ba ni seetu bi moo ñaaw yow la voilà fekk yow mbubboo loo xamante ni tey boo taxawee ci kanamu seetu boobu di nga mën a jur lu rafet tey jikko yu rafet yi ñu war a wane Sénégal am nañ ci ay jikko yu rafet yi ñu war a wane te aussi boo ko indee ci wàllum société donc ku wax société wax sociologie donc si wàllum sociologie am na ku tudd benn boroom xam-xam Gustave Le Bon dafa waxoon moo développé woon théorie contagion tey lépp luy xaw ci internet ci lu bon c'est contagieux maanaam voilà day wàlle ñeneen ñi ngi koy jël di ko toppandoo ba ci cas Ami Collé bi gis nañ ñun ñëpp ba ci cas Penda Ba bi gis nañ ko ñun ñëpp tey am na kenn ku yeewoo États-Unis mi ngi wax li muy wax gis nañ aussi beneen rappeur bu yeewu am na way bu mu ci way maanaam internet bi lépp la laal donc lépp la laal mais internet bi outil la maanaam léegi nag dafa mel ni seet yow mi ciy taxaw voilà ni nga koy jëfandikoo jikko yi nga war a am yar bi ñu la war a am sensibilisation bi ñu war a sensibiliser loolu nag mooy def différence bi très bien maintenant am na benn xeex Cheikh Bamba ci foofu xam naa ne damay bàyyi après maître eggale fa ndax wàllu yoon la aussi tere gi mooy njaaxum yeeg yooyu mais aussi dañu soxla liberté faut pas que mu doon occasion ci bépp kilifa bu mën a doon daal di képp nit ñi wala képp mbir yi fenn fi restriction des libertés loolu aussi d'expression surtout am na ñu ne ñoom duñ ko nangu. Bon bu ñu jëmee ci wàllu liberté je crois que tey ki ñu njëkk jàngal walla ki ñu njëkk may fit ci wàllu liberté individuelle protection des libertés individuelles mooy suñu njiitu réew président Macky Sall parce que am na fu mu mësoon a fës lool benn instant bu ñu caricaturé woon sunu yonent Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Sénégal am na benn fës bu mu ci fësoon ngir taxaw leen masawu leen donte que ne metti woon na ñu jóge ci loolu ñu ñëw ci wàllu murit man may murit Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba ñu caricaturé ko woon ci Sénégal journal boobu ko caricaturé woon ba léegi mi ngi daw Sénégal donc président Macky Sall dañu jiwoon loo xamante ni nii en termes de liberté individuelle Sénégal yëpp dañ ci amoon fit que ni ñun war nañu mën a exprimer wu librement donc ci kaw loolu nag tey
bu ñu jëlee par exemple le cas de Ami Collé bu nga xamante ni nii en termes de liberté individuelle am na benn outil bu mu utiliser. boo xamante ni tey gis naa ay journalistes yu bëri yoo xam dañuy toog naan réseau social. alors que WhatsApp du réseau social. WhatsApp messagerie la. privé. comme ku yore sa messagerie 602 Orange. message nga fay dégg noonu la fa demee. donc mu mel ni comme tey sama papa yu baax yi ak man ñu toog nekk ci benn këru location man ma yore sama néeg nekk ak sama soxna di diisoo ak moom. am kenn ku may dégg ci wet ga jël wax ja yóbbu ko ci mbedd mi police ñëw jël si ma. ñuy wax mu woo borom kër ga moom kër ga ci boppam. daal di koy jàpp ba pare ni léegi néeg bi. nekkatul privé néeg bi dafa bokk ci mbedd mi. ok ci gàttal da nga jàpp ne. du yoon en termes de WhatsApp. c'est quoi votre position quand même parce que est-ce que gëm nga parce que dama ne la bu fekkee ne du yoon rek nañ ko dénoncer déjà. ñun lépp luy ñun en tant que. bu fekkee ni ci benn espace privé la woon benn groupe ñu génne ko mu dem ci espace public. est-ce que yoon am na ci droit wóolu ko am déet. yoon am na droit woolu ko. yoon am na droit woolu ko. mais yoon bés bu koy woolu dafa war a am benn vocabulaire spécifique bu mu war a xam. maanaam tey Facebook boo dugalee sa benn post am loo ci wax c'est public c'est un réseau social. kooku yoon mën na la ci jàpp. mais tey boo demee sur whatsapp.com. maanaam sénégalais may déglu léegi am internet mën nañ dem sur whatsapp.com. whatsapp.com boo fa duggee muy seen site officiel amul fenn fu WhatsApp bind ni lii c'est un réseau social. WhatsApp c'est une messagerie privée. ok voilà donc léegi nag lépp lu ca génn. lépp lu ca génn dem ci mbedd mi. ka ko fa génne. foog naa ni foofu la wax ji nekk. voilà ñu interroger l'avocat waxuma xëy na position maître Ousmane Seye mais la position de l'avocat. ci wàllu woowu. waaw sëñ Assane. xam nga dama xam position nit ki mais avocat bi ci boppam. tey jii. xam nga ñu ngi wax yow yaa ngi départ ci liberté. ñu wax liberté d'expression. mooy nit ki am na sañ-sañ wax xalaatam. ca kooku président de la République mayu ko kenn mayu ko constitution bi nga xam ne moo tënk président de la République tënk ñëpp. moo may bépp doomu adama bu nekk Sénégal nga am sañ-sañ wax sa xalaat. mais wax dafa am wax am. am na wax yoo xam ne boo ko génnee même boo ko jaralewul ci xar la. yoo xam ne nit ñi dañ ciy jot. injure la. saaga la amul worma. même bu fekkee ne c'est privé sax. ka koy génne. xam na ne teguwul ci yoon. tegginuwut. moo tax loi bi ñëw daal di ne. bu fekk liberté d'expression am na mais dafa am limite. c'est encadré. loo gis rek. dafa am principe am application. c'est comme la liberté de manifester. yow am nga droit dem di manifester mais man am naa droit di xëy di liggéey di ñëw. waroo ma empêcher. donc moo tax ñu ne boo bëggee manifester autorité administrative bi mooy xool itinéraire boo xam ne moo lay encadrer pour nga dem fa manifester pour bañ a gêner ñeneen ñi. noonu la liberté d'expression amee. moo tax ñu ne dafa am wax yoo xam ne. bu fekkee ne da nga koy wax jaarale ko ci ay xarala yoo xam ne dafay atteindre public bi muy écrit di image même yuuxu sax. boo koy def mu jaar ci rajo wala jaar ci télévision wala nga bind ko ci journal wala mu jaar ci WhatsApp protéger wuñ ko ne loo fa wax rek kenn du la laal loolu bu yoon mënu ko def c'est pas possible mais boo waxee ci WhatsApp ba askan wi dégg ko. bu boobaa yoon day teg ci sa loxo mais nag boo mënee wax ci WhatsApp ba kenn du ko dégg. ba nag yow Alaaji Assane ñuy wax rek. loo xam ne fa la yem. kooku amul problème xëy na bu ngeen saagantee sax seen biir la. mais bu xasee ba génn rek loolu mooy moyen de diffusion publique. ñu tuddee ko loo wax joo xam ne diffamation la parce que rajo moo ko génne wala télévision wala xare yu bees yi. internet muy WhatsApp. wala muy Facebook. parce que loi bi waxul ne loo wax ci WhatsApp rek kenn wala ci topp. dafa ne loo wax ci xarala ba askan wi jot. bu boobaa yoon da lay topp. pour diffamation wala pour injure. donc loolu la yoon tënk nit ñi nag dañ xam ne am nañ sañ-sañu wax seen xalaat mais seen xalaat na rafet. bu mu doon saaga. bu mu doon diffamation parce que saaga moom
ak injure ak wax lu ñaaw ak di atteindre li ñuy wax les institutions parce que institutions yi comme ay nit lañ ku mel ne président de la République du président de la République nit institution la ku mel ne assemblée nationale institution la ku mel ne au conseil bi ma nekk institution la ku mel ne conseil économique et social institution gouvernement institution la justice institution la am na booy wax ak ñoom am na kaddu yoo xam ne boo ko tegee ci seen der même bu fekkee ne jàllul ci xarale yu bees yi mais yoon day teg ci sa kaw parce que amoo droit saaga institution nag. mais jàpp nga maître ni jàppee gi solution la parce que gis naa ni jàppee nañu waaye yaa ngi gis vidéo yi fi génn booba ak léegi. xam nga finalement rek daal nit ñi est-ce que doful. Alaaji Assane gis nga Sénégal dafa métti loo def rek c'est-à-dire que tey boo defee dara loo xam ne dañ la war a jàpp bu ñu la jàppul ñu ne état bi dafa faible état bi deful rôle am et cetera bu ñu la jàppee ñu ne état bi dafa soxor kii mooy li Youssou Ndour wayoon rek mooy soo defee lii rek ñu ne lële waaw donc mais nag dama yaakaar ne réew mi dafa am ay loi yoo xam ne teguñ ko fi pour di ko seetaan dañ ko fi teg pour di ko appliquer boo ko wàccee ñu teg la yoon man daal du ma fi nekk di wax ay parce que yoon dem na ba sax circonstance atténuante ki lay atte imaam xam na loolu doon na am ci alxuraan daan nañ yenn saa yi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam attekat la woon alamin lañ ko daan ooye am na yoo xam ne boo ko defee muy jëyee yoon wala daanu ci sa kaw am na sax duñ lay atte ba oyofal ko loolu looy wax yoon di wax circonstance atténuante mais atte bi moom faw mu am parce que wàcc nga yoon mais nag naka lañ lay attee naka nga ko defee lu tax nga def ko yooyu yëpp juge bi daf koy xool seet moo tax ñu naan mun nañ la tëj par exemple 6 mois ba 5 ans ba pare daal di ne boo amee circonstance atténuante sax mun nga bañ a tëju kaso mais atte bi moom il faut mu am il faut que nit ñi aussi di jaar yoon boo defee jéeya def lu dul noonu dañ la atte mais dañ lay atte nag juge bi loolu mooy métier ku nekk sa métier la très bien nañ def confiance juge bi rek jërëjëf maître terewul ni ñu ko waxee rek xam nga dañ fi ne di jàllale yenn préoccupation ak ñenn ci askan wi parce que doo mën a raatali ñëpp mais impression boobu nit ñi am rek ni que ñun kat y a de l'intimidation en l'air yow dinaa ci ñëwaat ak yow sëñ Bamba parce que aussi nit ñi kenn mën leen tere wax li ñu yëg ak yëg-yëg bi nu am imam ci wàllu problématique éducation bi ñu ngi koy wax sànq mais est-ce que foog nga ni ñuy éduquer aussi parce que mënoo jéggaani façon yi éducation bu feneen bëgg ko doxal sa réew mu dox fa tey jii gis nga suñu enseignement ñu ngi naan système bi jamonoy maam ba léegi c'est presque le même système loolu est-ce que mun na yar nit ñi nañ waxante dëgg rek waaw macha allah si question bi ku xool éducation bi nga xam te ne moom nga wax nii te mu nekkoon fi jamonoy maam ba léegi mënula yar nit ñi nag ko dëgg na yàlla loolu moom ñi jàng wàllu tubaab seede nañ loolu ñi jàng wàllu arab it seede nañ loolu ñiy jaar si daara ji xam nañ ne éducation bi mënula yar nit ñi si jamono bi ñu toll nii kon nag faw ñu dellu si cosaan donte ne Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daf doo wax ne sax cosaanu nit bu déggee nit ne nañ dellu si cosaan daf koy xaw a tiital ndax cosaanam mooy bana suuf waaw mais nañu dellu si cosaanu mag ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo sañcoon réew mi sa doom boo bëggee mu mel ni yow nga baal ma imam da nga koy yare nañ la yare dëgg la c'est-à-dire boo Jean Paul ca France bu bëggee doomam mel ni Jean Paul noonu la ko yare moom mais ñun suñu cosaan ak suñuy aada lañ mën a yare suñuy doom waaw dañu jéggaan yi dañu bàyyi suñuy aada suñuy cosaan comme ni nga ko waxee daal di dem uti ji leneen loo xamante ne dañ ko xemmeem te xemmeem boobu yëpp dañu ko wan si suñuy bët nii rek wante gënul ndax du jikko yu dëppoo diine jikko bu dëppoowule ak diine du yar ndax yarkat bi gën a mag moom mooy yàlla moom mooy yar yonent bi baasu yar nag mooy jàng moom laa doon wax léegi suñu way jur bi wax na léegi waaw baasu yar moom mooy jàng mooy jàngaleen alquran iqra bismi rabbika allazi xalaq loolu la wax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ne yonent bi sampal daara ndax jox naa leen digalu sampa daara noonu la ko firee moom yonent bi ne booy jàng ba di jàngal sa njaboot ba ñu yëg si alam nashrah laka sadrak bàyyi leen ñu wëy ndax dafa tëjji dënn waaye léegi njaboot yi léegi man am na si ku ma gisoon koo xam ne dama ko laaj benn apprenti kii car rapide yi ma ne ko ndax mën nga fatiha wallahi mu ne ma mënul fatiha ma ne ko xanaa doo julli mu ne moom talul sax julli donc kon nga xam ne éducation boobu noonu moom moo war a jiitu muy éducation wàllu diine loolu bu ñëwul moom wax dëgg neex yàlla dañuy def tour autour du pot rek di wëraat di wëndeelu rek mais dañ siy delluwaat waaye yar bi nga xamante ne moom moo mën a defar nit mooy yaru jikko mooy yaru diine ndax diine dafay tàggat nit ki si jikko moom la Serigne Cheikh Tidiane Sy wax ne taamu na méthode bi nga xam ne moom la Ibnu Achir jàngale ndax Ibnu Achir dafa jàngale yàlla ba noppi doog a jàngale njàpp mooy li ñuy wax naan fa arifuni qabla
qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni kon nag li jaadu mooy ñu jàngal nit ñi jikko wan leen ne Alhaji Assane kat fi mu jaar ba yëg sa fii la jaar fii la jaar ba yëgse fi mu yëgse loolu feex defuñu ko ci xale yi lu dul di leen wan ñoom Cristiano Ronaldo di leen wan joueurs yi di leen wan footballkat yi di leen wan waykat yi di leen wan ñooñu wax dëgg ne amuñu ay modèle waaw duñu ay modèle à l'heure de charge d'ailleurs parce que xale yi Sénégal aussi tey ji à l'heure de charge boo taalee télé yi rajo yi booy génn ci mbedd yi waxtaan yi ñu souvent dañ leen di xas rek waaye ñoom it mën nañu ne ñun kat yan modèle ngeen ñu wan waaw diine bi lu tax mu am solo imaam mooy diine daf lay tere nga jël bakkanu jàmbur nga yàq deru nit nga daf la wax nga sàmm njabootam xam nga yooyu yëpp boo ci tënkoo yow doo dem ci internet bi di génne koo xam ni dafay wan da ngay wane awraam wala leneen donc diine bu base la doo ko sañ diine mooy base bi gën a wér mooy base bi nga xam te ni moom parce que yonent yi yëpp yàlla daf leen yónni pour ñu defar nit kon nag boo bëggee defar nit da ngay jaar fii yoon bi yàlla jaar loolu nit ñi ku jaar yoon bi yàlla jaar li nga bëgg am si sa njaboot di nga ko am dañ koy xool si kilifa diine yi nga xam te ne ñoom seen njaboot ni ñu nekkee njabooti modèle li tax parce que dañu jaarale seen doom fi nga xam te ne foofu la yàlla bëgg ñu jaar bu dul loolu nag xasante bi te yàlla comme ni nga ko waxee lu si nekk rek daf ko utal xudud maanaam mooy ay limite képp ku ko weesu wa man yataadda xududallah faqad zalama nafsa loolu la wax nee na limite yaa ngi nag képp koo xam ne passé nga samay limite yaa tooñ sa bopp loolu nag mooy yii nii limite yi mooy dañu sante nañu jàng dëgg la Alhaji Assane nañu jàng la wax nañu jàng alquranul karim moo war a jiitu si dënnu góori yàlla yi ndax mooy defar sa jikko mooy defar sa ruux mooy tàggat sa xol te loolu noonu bu yaruwul si nit moom wax dëgg ne yàlla kenn mënatu la yar jërëjëf imam il faut que ci wàllu njàngaleem gune yi Sénégal ñu dugal ci diine ji ak fu waaye mën a bokk diine bu ñu ci mën a bokk nga dugal ko ci gune gi dinañ jàppale sur le plan moral professeur Mbaye Thiam yar gi naam mais ñu baal ma ci ñi ma ko sañ a wax léeg-léeg ñu ne aussi Sénégal dafa am mag ñoo xam ni ñoo dul rëy waay ñoom tamit bu fekkee ni gune gi nga bëgg a yar tànne woo ko ci bi yar xam naa loolu rëy na ni mu waxee waaye ñu jégal ma rek léeg-léeg aussi mag ñi ñoo war a gën a góorgóorlu nag parce que am na lu foofa tefee sa tànk gune gi du sañ a teg tànkam feneen lu wér man damay wax souvent ne bu ñuy joxoñ gone yi damay wax pourtant ñoo tane mag ñi parce que ci ñoom la mag ñiy roy ci mag ñi la ñuy roy plutôt parce que gone goo fi gis dafa am ay waajur juddoo ci kër ga buñ ko tëralee ci jikko yu rafet tëral ko ci wax dëgg tëral ko ci xam-xam sakku xam-xam bu gone gi génne ci mbedd mi ñun ñuy jàngale boo tasee ñoom da ngay xam léegi ñi nga xam ne wóor na leen dañ leen yare ci kër ñu door a ñëw xammee ñi nga xam ne dañoo mel ne ku juddoo ci kaw garab rek daanu ci suuf loolu ci mag ñi la dëgg la or réew mi nag dafa am loo xam ne lii ala kulli alin daf ñoo dab ci suñu trajectoire historique mais am na loo xam ne lii li fi ñëw lépp fi la ko fekk muy jikko yu baax lépp fi la ko fekk diine jii ñu mooy jafandu ci ba ñenn ñi defe ne sax ñun ay extrémistes lañ ci dans le sens positif du terme li tax mu sax fi dafay fekk jikko yu préparé mu mën a ànd ak moom sinon kon diine ji da doon toxu dem feneen parce que ñëwul Sénégal rek dafay dem yeneen pays d'Afrique jóge fa dem Sénégal mu ñëw fi mel ne fi lañ ko defaree dafay fekk ay jikko or loolu nag Alhaji Assane daf ci am loo xam ne lii bokk na ci yi ñu jatang fi ñu toll moo di en matière de gouvernance en matière de philosophie yi nga xam ne moom la ñu taxawal ñun pour tabax suñu àddina Sénégal li ci ëpp dañ koo jéggaani gis nga lii ñuy wax liberté mais suñ ko tekki woon ci wolof tekki ko ci tukkulóor ak ci langue yi ñu ci seet nan lañ ko doon jëfandikoo ci réew mii ak bi tubaab yi ñëwee ànd ak ñun ba jóge fi lan lañ gis ci ñoom ci lu baax luñ mën a jël booleeg ñun li ñuy wax liberté ak arab yi fi indi diine ji bi ñu ñëwee lan leen indaale ci jikko yu mën a couleur suñuy jikko yu baax yi fi nekkoon mais liberté d'expression ak la sphère privée Alhaji Assane man dama liggéey dans les années 85 au Canada association des artistes du Québec ñuy travailler sur la loi d'accès à l'information ñu defar loi boo xam ne day wax képp ku bokk dëkk ci réew mi rek am nga droit fu information nekk nga dem jëli ko parce que c'est un droit à l'information bi ñu demee ba ci digg bi dañ ci tabax ñu def ko benn loi def ci droit d'accès à l'information
et droit de la protection des renseignements privés. Parce que dañ ne bu ñu àndul musiba am. Alaaji Assane liberté d'expression bi ñenn ñi di mbubboo. ba njort ne war ngaa nekk ci sa biir néeg yaag sa soxna ci seen biir kër wax lu leen neex. du jikko ju rafet. du jikko ju rafet. dañoo war a wax nit ñi ne. liberté mun laa may ngay def loo xam ne am na mala yu ko du def. wala am na yoo xam ne yi jaayil rek moo ko war a def. parce que nag toog ci sa biir néeg di wax ak sa bopp sax di wax lu bon rafetul. du liberté loolu. c'est l'animalité. c'est le retour à l'animalité. sauf que nag dafa am lu ci ñuul moo di léegi ba nga ko daan wax ci sa biir néeg nëppal du génn mais léegi dafa am da ngay téye sa téléphone wax lu la neex ñu ne daf ko wax dans une sphère privée mais bu génnee senn dootu sphère privée. ñu teg ci nag li nga xam ne moo gën a ëlëm bëti ñi nga xam ne ñoom jikkooy ci réew mi ak jaar-jaar yi jaaxal na leen moo di réew moo xam ne ak mu mënti doon ci àddina du ñu jubbanti ñu dëng bay boo ñu xam ne réewum tappale la. am réew bu fekkee ne ku dëng ba ñëpp xam ne dangaa dëng bu ne xeeb rek ñu ne noo baleen ko yërëm leen ko ñi baax léegi ñu wéet naan est-ce que baax bon gënu ko. dafa jot ci réew mi ñu may nit ñi seen liberté parce que un pays non libre ne se développe jamais. On se développe dans la liberté et la démocratie. Mais liberté ak démocratie nag du licence du lu waay neex wax. su boo wéetee. parce que man bi may gone di jàng soo ma sant dem Jolof bay ñibbisi amoon naa maam joo xam ne moo jur sama ndey walla dañ mujj a tàgg. pour mu ñaanal bu la ñaanalee ba nga won ko gannaaw dalay woo nga dellu si mu ne la nit ku baax bu demee bu fu ko kenn xamewut day xam boppam. lii la ma yeboon ba may dem France. dëgg la fee nga jëm maanaam mën ngaa nekk ci dëkk bu la kenn xamewul mais xamal sa bopp. bi ma dellusee di waxtaan ak moom la ne ma nit ku baax kenn du ko tere yenn yi kenn du ko yedd yenn yi kenn du ko dóor ci yenn yi parce que daf koy jomb def. c'est important. parce que lii ñuy wax ci télé yi nag ñu di ko gis ci réseaux sociaux yi. nit ku yiw ab jullit en tout cas wala ku yiw. waxuma sax jullit mais ku yiw. waru ko def. mais nag bu fekkee ne loolu mooy liberté nag mais il faut qu'on comprenne parce que je rappelle que la liberté d'expression bi ñenn ñi di distendre à l'excès moo permettre ay nit ñuy caricaturer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam am ñu ko ñaawlu ba jël ay fetal fekk leen fa ñu nekkoon rey leen. liberté nag bu fekkee dafay indi nit ñi ci reyante ak dem kaso ak jàppante du liberté. waay jërëjëf merci professeur c'est vrai que liberté ni nga ko waxee dafa war a am fu mu yam pour mën a bañ a jur fitna. Cheikh Bamba ci wàllu liberté gi xam naa ni ci gàttal mais ci wàllu internet également est-ce que aspect njaay mi tam bokkul ci li indi ji parce que wax dëgg yàlla am na ñoo xam ni ni ma koy waxee ci benn émission ci rajo ba njaay mi nit ki dañuy wax rek waa ji jaay yàmbaa ci koñ bi mais am na lu nit di jaay ci internet moo raw yàmbaa. waaw loolu Alaaji Assane dëgg la. nombre de vues rek waaw lu ma gën a bare ma gën a am xaalis. YouTube bi li ci des sama yoon newu ci na doomu jàmbur yi yàqu na penc mi yàqu. waaw loolu en fait mooy li ñuy woowee monétisation sur internet. Donc monétisation sur internet day dem ci YouTube day dem ci Dailymotion day dem ci AdSense day dem ci yeneen sites yu bari. Mais boo xoolee loolu lépp tey système de monétisation boobu noonu. En fait tey dañ ko war a encadrer parce que xam nga tey su fekkee dañu nekk ci les dérives sur internet dañu gis ñi génn def lu ñaaw dañu gis tey par exemple ñi génn saaga wala ñi génn wax lu ñaaw dans une sphère privée ñu yóbbu ko public. Mais tey infraction tey bu ñu demoon ci wàllu justice. tey bu ñu demoon justice infraction la yow tey ma abal la sama clé USB ni la copier benn fichier nga copier ko ba pare gis ci beneen fichier copier ko kooku tey am naa droit topp la justice. parce que c'est un vol.
numérique. Mais tey bu ñu tollee bu ñuy wax ci wàllu justement infraction boobu noonu tey bëri na ñi nga xamante ne ni tey avant émission bi di jeex am na ñu koy nekk di ko def live. kooku c'est une infraction. Parce que tey TFM li tax mu produire émission bi c'est parce que daf ci def des coûts te daf ci xaar retour sur investissement. Donc keroog dama doon seetaan benn émission honorable député Moustapha Diakhaté bu mu doon wax émission dal daje di ci wax ni bi mu gisee vidéo Penda Ba bi immédiatement dafa woo le ministre des forces armées woo le ministre de l'intérieur. Am na keneen ku mu woo jàppatuma ko. Mais bu ci tegoon un blogueur wala un spécialiste du digital mu gën a baax. ndax lan parce que ni ñuy ñaawloo yenn yi xew ci internet bi. C'est vrai que ministère de l'intérieur am na ay outils wam ministre des forces armées également mën nañ ko stopper mën nañ ko jàpp moom physiquement. Mais tey nan la ñuy def ba nga xamante ni loolu noonu du law. ci internet bi ba ñaar ak ñetti nit gis ko. peut-être li ñu naan nettoyage numérique ça existe. Voilà donc système de monétisation bi tey dafa dem ba tax na. produire ñu contenu de qualité. foofu loi bi sóoraale wu ko maanaam ñi nga xam ne am nañu ay site ak nu mu mënta doon noonu mën a tuddee ñun leen kat njaay mi tam am na si loo xam ni. voilà mais tey ni mu amee encadrement. parce que nag aussi gis nga booy jàngat société bi lu bon loolu ñoo naan dafa bon mais mooy ëpp vu lu baax la. mais tey jii maa ngi la jox exemple rek jigéen ju sumeeku ak leneen mais nit ñëpp koy visiter ji man xaw ma lu dal askan. mais effectivement parce que gis nga people c'est li ñu naan people. c'est partout dans le monde. que muy Sénégal États-Unis Côte d'Ivoire Rwanda wa ci am. ñëpp bëgg people. mais tey j'interpelle le ministre de la communication parce que. su fekkoon ni dañu am ñaar ñetti nit ñu xëy suba wax ci télé par exemple TFM saaga ci keneen feela ko ci RFM moom it saaga ko keneen xëy suba bind dara Obs mais c'est dans le domaine des médias les médias traditionnels c'est le ministre de la communication moo koy encadrer. Donc quand on parle de nouveaux médias le ministre de la communication aussi dafa war a woo les acteurs ñu toog wax ci. Surtout encadré dans le système li ñuy woowee système de monétisation parce que tey boo demee États-Unis dans les pays développés Washington Post. mën na bind dara New York Times xalaatul jël ko. parce que dañu teg benn loi bu claire que ni lii boo ko jëlee ci site internet u jàmbur dugal ko ci beneen site internet ay dandale ci fekk ak ay amende pécuniaire. Très bien donc loolu il faut que ñu encadrer d'accord naa ci li nga wax wootee penco yu yaatu parce que aussi problème bu amee aussi doo ko néewal wala ñu ne bëreet procureur woo na ñaar ñett après ñu tegaat ko suuf ba procès njaaxum parce que xam naa ni bu fekkee ni amul suivi procès njaaxum dina am. mais Alaaji Assane nga baal ma instant bi tey dañu gis WhatsApp. tey WhatsApp la ñu nekk di wax njombe bi muy def ci dëkk bi. Mais démb YouTube créé na benn messagerie privée ci application mobile. loolu bu ñu toog ba mu am ay vidéo yeneen ñu rëcc ñeneen di ci nekk dans ci sphère privée di ci wax dans leur messagerie sur YouTube. suba Sénégal mu bett leen ñu ni non il faut que ñu pencoowaat. maanaam tey ñi am compétence tuuti. ci wàllu digital. te dañu war a accompagner loi bi. c'est-à-dire que tey le ministère de la justice. j'imagine que ñoom maître Ousmane Seye ñu ngi liggéey ak yéen quand même. non maître Ousmane Seye soxla nañu. ni ñu ko soxlaa ñu ne ci yoon ak yéen. il faut que liggéey bi am ci parce que maître université jàngu fa nag numérique yi ma dégg nga koy wax nii. non côté digital tey on invite vraiment justice bi parce que dafa am tey bu ñuy wax ci wàllu loi. maître Sey sama papa bu baax bi buy wax dama koy déglu. te dama ci jàng lu bari. imam bi dama koy déglu jàng si lu bari. si wàllu société aussi dama koy déglu. donc ñoom ñëpp tey am nañ benn intérêt boo xamante ni bu ñu liggéeyoon ak ñun. les spécialistes du digital. am na beneen taxawaay bu ñu war a am. parce que digital dafa am benn vocabulaire spécifique. loi am vocabulaire spécifique. mais tey li xew ci dëkk bi waruñu ko bàyyee juste aux acteurs du digital ak loi. télécommunication daf ci bokk. communication aussi daf ci bokk. ok très bien maître ci loi bi bon li nga may wax ci régie bi gars yi dañu am benn kumpa Cheikh Bamba baal ma maître Assane Diouf sama turandoo bi ne fële ci États-Unis saaga yéene moo ko ak jàppa mais gars yi dañ ne est-ce que Assane mënees na dem ne ko nipp indi est-ce que mun na nekk wala dafa nekk quelque part en protection. non yombul remonter ba ci moom. mais internet encore une fois je dis que du man maay remonter du lu ma ko yéene mais est-ce que liberté bi egg na foofu. non mais nee na mu ngi Nouvelle-Orléans xam naa
naa newul foofu day gëlëmal gars yi rek. bon fu mu mën a nekk ci àdduna bi internet lépp loo ci def c'est traçable. sur les réseaux sociaux. mais nag bu dee messagerie privée. même tey WhatsApp. su fekkoon ni c'est public. attentat de Londres du 23 mars. kon jàpp nañ na ko def. du yomb jàpp ko les plus grands narcotrafiquants de drogue. ñiy jóge Mexique jaar Argentine. pour dugg États-Unis dañu teg problème FBI parce que. WhatsApp la ñuy communiquer. te même Donald Trump et le gouvernement américain mënuñu déchiffrer ces messages. très bien du yomb c'était une question de la régie vraiment Assane ak saagaam yooyu xam naa ni bis bu ma yónnee saaga Vieux Diouf di nga ma amee àq maître loi bi ci boppam ak gaawaayu internet bi naka la ñuy def ba rythme yi xam naa bu leen gars yi roppiwul trop tamit parce que diggante bi ñu fi créé téléphone ak bi ñu demee ba ngay téléphoné di gisante ak nit ki gis nga tubaab bi nit ñuy jommale loolu topp ko du yomb dafa jege trop loolu mooy problème mu internet ak loi c'est-à-dire que internet bi ni muy développé moo gën a gaaw droit bi ni muy évoluer donc toujours droit bi dafa am problème pour di appréhender fait yi nga xam ne internet moo koy créé parce que internet dafa gaaw par exemple bi fi téléphone portable amee ak léegi WhatsApp am fi FaceTime am fi Facebook am fi mais presque c'est une dizaine d'années 2005 2006 ça fait presque 10 ans mais ñun traditionnellement loi yi ñu am lu ko mënul tëb rek di ko appréhender moo tax effectivement li ndaween bi xam naa dafa reer moo tax mu xarañ tey li mu wax dëgg la c'est-à-dire que il faut que ñëpp muy juriste yi muy blogueurs yi muy imam muy professeur il faut que ñuy waxtaan di xool yenn problème yi nga xam ne am na naka la ñuy def pour appréhender ko sur le plan sociologique sur le plan juridique mais su fekkee nag ne dañuy jël juriste acteurs juriste rek ñoom ñoo def loi yi te duñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy def digital yi les blogueurs duñu waxtaan ak imam yi sur le plan religieux sur le plan moral duñu wax avec les professeurs nga xam ne ñooy transmettre les connaissances effectivement du dem donc man je suis d'accord parfaitement avec son analyse que loi yi am na li muy wax yëpp am na par exemple loi sur les données personnelles ñoom mun nañu di effacer ay boo leen saisiré yoo xam ne jaaruluñ ko ci yoon c'est contraire à la loi sur les données dañ ko effacé même le procureur de la République la loi du 25 janvier 2008 may na ko sañ-sañ muy intervenir au niveau de l'internet pour que effectivement yoo xam ne jaarul ci yoon mu nekk ñu effacé ko mais yooyu yëpp loi bi prévoir na ko mais pour l'application xam nga loi day prévoir mais après nag dañ koy appliquer mais pour l'application effective de la loi il faut que yeneen acteurs yi on a besoin de tout le monde dégg nga li imam wax léegi ci ak li vraiment maa ngi gërëm aussi le professeur Mbaye Thiam vraiment li mu wax ci affaire éducation man mënuma ci dolli dara il a tout dit je suis parfaitement d'accord avec lui ci affaire yar yi dégg nga vraiment nit ñi aussi il faut ñu jël seen responsabilité képp koo xam ne père de famille nga war ngaa mën a yëkkati sa loxo ne man sama doom sañul def lii parce que dama ko yar waaw moom lañ doon wax léegi mais ñàkk a yar sa doom lu mel ni bàyyi ma ñu doon wax ci liberté d'expression mais il a parfaitement raison liberté d'expression du lu la neex wax mais du gis nga Alaaji Assane yaa même la liberté d'aller et venir mais du fa la neex nga dem dëgg la non am na zone yoo xam ne doo fa dugg doo fa dem oto sax day daw ñu defal ko sens interdit ñu ko fii waroo fi dem bu fa demee ñu jàpp ko dëgg la donc nañ bàyyi liberté ne lu ma neex def imam li mu wax aussi bon xam nga ne am na nit loo xam ne mooy li professeur wax kooku imam mun na ko dëggal nit du toujours dañ lay dóor wala di la yedd am na yoo xam ne da nga koy jombale sa bopp bu fekkee ne tey jullit nga imam nga toog rek yow kenn normalement du loola neex def parce que alxuraan moo la tënk sunna charia moo la tënk donc da nga naan lii may def alxuraan bugg ko mais yàllaa ngi may gis donc du ma ko def du noonu mooy li professeur Thiam wax donc kooku même li mu wax muy jullit nga ñàkk jullit mais nit rek laa wax être humain nga xam ne yàlla moo la bind nga nekk dans une société di ci vivre doo bàyyi ma am na yoo xam ne war nga jàmbale sa bopp ana lan mooy pousser nit ñi ñu tëdd seen néeg wala toog seen bureau parce que léegi rek am nañu benn xarala boo xam ne mooy internet wala yooyu
ñu di ci def lu nekk loo xam ne lu yëfu doomu aadama kooku nag kenn bu la ci nax kooku affaire u yara diku la indiscipline la ñàkk yar la kooku donc interpellé na les pères de famille interpellé na l'école mais interpellé na aussi l'état l'état lu mën mooy bu ñu la yarul mu yar la nan la lay yare mooy loi ñu teg ñu appliqué la ko mais justement maître père de famille Sénégal damay dégg ñoom xam nañ ni internet gi baaxul mais dégguma kenn tere ko sa njaboot wala boog bariwul au contraire da ngay encourager sa doom sax mu lay exiger ban xeetu portable la bëgg ak ban xeetu effectivement ordinateur la bëgg ca bu njëkkaan bu sa gone yi di tux nga tere tux wala dara kër day am ay limite waaw mais Sénégal loolu mooy li dañ koy wax rek mais ci jëf yi ndaween bi wax na ko de pourtant nee na internet am na njëriñ mais nit ñi ni ñu koy utiliser moo baaxul mu ngi mel ne rek nga ne politique am na njëriñ mais am na ñoo xam ne ni ñu koy defee baaxul waaw mais nga exiger kii jaay ci marché bu fekkee jaay loolu baax nag parce que aussi c'est vrai que Cheikh Bamba il faut mu liggéey mook ñi mu àndal mais nanu proposer loo xam ne pour ndaw ñi la loo xam ne pour mag ñi la mais ndaw ñi aussi bon ma fay signe que xam naa am na xëy na xamuñu fu ñu koy wutee bokk am na boo xoolee par exemple ci réseaux sociaux yi amul benn réseau social boo xamante ne nii lu ci bëri bokk duñ la tegal conditions d'utilisation avant nga ciy dugg dañ lay wan ni la c'est ça les CGU conditions d'utilisation ni la lii mooy privacy policy mooy maanaam sa domaine privé lii nga ci mën a am loolu mag mu am maturité nga koy wax xale bi kay doo ko ni ay conditions de dugg da nga naan ko doo fi duggee non mais non même ba ci internet parce que dafa am ay voilà am na ay barrières yoo xam li naan contrôle parental même ba ci télévision bi ngay seetaan sa kër am na contrôle parental am ay chaînes yoo xam mën nga si def code c'est la même chose que c'est pour internet am na ay sites yoo xam mën nga ko bloquer bu kenn du ci dugg ok en tout cas du yomb de xam naa ni ak ndànd foy la goo xam ni comme frontière boo gardé boori Rosso gars yi jaaree la waaw bu ko mais ñu jeexal émission bi ak kàddu gu mujj imam bu dee amuloo beneen kii rek wax dëgg yàlla ci wàllu pardon foofu la ñuy jeexale ak njéggal mënut a ñàkk réew mi man maa ngi wax sànq ci kulaar yi ak yéen ne leen y a assez de tension comme ça buñ ci yokk dara waaw ku ñu mën a jéggal nañ la jéggal wakaam nga jógee j'en profite pour parler de wakaam ak mbuur bu kilifa yi mënee dem joxalante vraiment am na loo xam ni ca racine ba ca reen ba nga koy reyee doo bàyyi ñu seetaan mu ëpp loxo ñu ñëw na di def au grand sapeur laa daan dañuy fay lakk yëf yi ci reen ba lañ koy reyee waaw loolu nga wax wa shawirhum fil amr moom laa lay dëggale yàlla moo ne da ngeen waxtaan ci mbir yi moom la ndaween bi wax comme ni ko suñu papa ji di waxee dañuy waxtaan ci mbir yi comme li nga tudd ci wakaam ak mbuur ay doomu ndey lañ parce que man mi sama papa Isaaxa Diagne ki ko jàngal mu nga mbuur Alhaji Modou Gueye bu mbuur dëgg la moo ko jàngal moo ko defal daanaka tarbiya ba tuddee na ko doom kër ga dëgg la donc kon diggante mbuur ak wakaam dara xaju si mais dafa am ñu siy profité comme ni nga ko waxee rek pour profité yàq diaboliser ay nit def leen ay barbar te loolu amul waxoon naa ko keroog wakaam ko bon dëkku fa loolu amul wakaam du seen cosaan du seen juddu du déjà man mi wane naa ko man naa teg sama loxo si sama dënn ne fan ngay dem si réew mi fii wala réew mu ko wër koo xamante ne biñ koy def imam 25 ans la am yéen ñi nga xamante ne daanaka dem ngeen fu bëri loolu gis ngeen ko macha allah waaw wakaam bu ñu defee loolu c'est parce que noonu lañ yare seen njaboot te man maa feeñ mais sama junne moroom a nga fa dëgg la ñoo xamante ne ñooñu raw àll ba gën ñu yaru junne yoon loolu parenthèse rek la woon mais lii suñu waajur mais bàyyil xel médiation bi tamit ndax waa Mbour luñ ci mën di dégg ñoom ñoo faatule waaw bàyyil xel médiation bi man doon na ma gënal au lieu que ñu yem ci wàllu ay loi convocation procureur parce que ñoo ñëpp dañuy yar ci bu nga xamante ni pexe amatul mais vraiment à la base am na loo xam ne mënoon ngeen ci dimbali yéen le tribunal même ñu ngi si sax wax dëgg na yàlla ndax comme na nga ko waxee imam Babacar Diagne ak kilifa yi nga xam te ne ñoo nekk wakaam am na solo médiation bi ngay wax ni dox nañ ko comme ni ñu ko waxee waa Mbour ñu leen di massawu coono ba tey ji dañ leen di massawu coono ndaxte pour wax la jàng nañ fa ay kaamil te ba fii may waxee yow nii ajuma bu jot ñu jàngal leen 12000 qul huwa allahu ahad yi yéene ko néew yooyu génn àdduna kon loolu lu rafet rek a fi xëj waaye ñu rafetal comme ni nga ko waxee ku yëkkati kaddu rek na bañ a yëkkati kaddu guy taal ndax Serigne Cheikh Tidiane Sy moo wax ne réew bu demee ba nga xamante ne yàqu la gën a jege baax ku njëkk a yëngu yaa tooñ kon nag kuy wax na nga wax ju rafet kuy sànni kaddu na nga sànni kaddu gu rafet rawatina nag si internet bi parce que commentaire yi ngay gis léeg-léeg mooy taal mooy yee fitna ndax commentaire yu nekk ngay dégg sa jërëjëf imam professeur ci gàttal rek kaddu gu mujj gi ci wàllu njéggal gi parce que ni ma ko waxee tension yi bari na lool ci réew mi loolu El Hadj Assane ñaari ponk moo ñu ci jiitu bu njëkk bi mooy ñun dañoo gëm yàlla Sénégal ñëpp ci ñun di ay jullit
même ñi du jullit kii suñ mbokk chrétien ñoo ñoo bokk loolu. maanaam bu yàlla ci boppam moo digle jéggale parce que day jéggale bu doontoon jéggale bi seen mu faral di sunu aaday dëkk moo di société bi boo ci nekkee boo tooñee ñu dajale nit ñi woo la ne la yaa tooñ diw mi dëgg la baalu ko àq nga baalu ko àq néew na ci réew mi fu ñuy dajalee ñi war a dajale yëpp ñu ne baalu ko àq ñu ne baal baax nga ne ko maa bañ ngay baalu parce que loolu aada la ci réew mi aada la ci réew mi l'islam ñëw gën ko suuxat mu des ay jullit bu ñu sàmmee seen bopp li ñuy baaloonte àq du bari dëgg la ay goro bu ñu sàmmee seen ngoro li ñuy baalante àq du bari parce que koñ bi nga dëkk boo xalaatee ne da nga ko séq ak ay nit boo ñëwee sa bunt kër di gaare di nga seet nooy gaare sa oto ba sa morom mi nga dëkkal bu ñëwee mën a gaare moom it mais sans masque gi léeg-léeg ñëw sànni seen oto ci dëgg dëkk kii bi bu leen klaxonné ñu génn saaga kooku bu doomam génnee dem ci mbedd mi di def nenn li du bett kenn or léegi lii xew nag ci affaire communication dérive sur internet yi internet fukki yëf yu ñu ci def juróom-ñeent ya lu baax la man 1902 laa créé fii ci Université de Dakar le premier diplôme de licence et de master sur internet suivi dans 45 pays d'Afrique 45 pays d'Afrique yoo xam ne depuis 2002 depuis 2002 dañuy inscrire EBAT directement toog seen réew bu ñu xëyee ubbi seen internet gis cours yi bu ñuy def examen ñu yóbbu leen ci centre AIF yi ñu def examen suba bu soobee yàlla ci la ñuy délibérer la dernière promotion de cette année ay docteur dañuy def loolu fii ci Université de Dakar ak yeneen su fekkee ne nag kii dem ci internet moom saagaa ko intéressé mais dina fa doy ci saaga mais leen fa def ci xam-xam parce que internet c'est un réseau de ça il faut pas que nit ñi fàtte ne c'est dans le cadre de la guerre des étoiles la ko américains yi créé woon stratégie militaire la woon ñu dévier ko def ko stratégie civile université yi nekk dans le monde aujourd'hui yi ci ëpp ñun fukki étudiants yu inscrire EBAT depuis 2002 fukki étudiants yooyu juróom-ñaar yi ña nga seen dëkk ñëwuñu te dañuy def examen sur internet ñu doon corriger di wax ak ñoom sur internet yombal la ci fànn donc dafa yombal yu bari mais nag Alaaji Assane réew mi jot na ñu waxtaane jikko yi ñu waxtaane jikko yi te bañ ku ne def nga dara ñu ne ciix rek réew mi yëpp jóg taxaw di invoquer des concepts yoo xam ne c'est pas des concepts de notre société parce que nag gis nga l'étanchéité de ce droit d'expression et de droit de ceci mooy indi aussi yeneen droit yi yéen fi doon junj ca gannaaw or yooyu bu ñëwee day parce que réew yi mu am te ñu jàng ñi ci ëpp jàng tas na ko sakkantumaa réew mi nga xam ne fukki nit yoo gis juróom-ñaar yi jàngu dëgg la jërëjëf donc war nañ cee waxtaanaat ba nga xam ne dina xam ne internet c'est un lieu de savoir de connaissance bi ñu koy définir à Tunis en 2005 dañ ne la société de l'information est une société des connaissances et des partages des connaissances en partage c'est-à-dire lu waay xam ci lu baax rek wesaare ko ba ñëpp xam ko bu baax ko sa morom mais c'est pas pour ñu yàqante ci biir di saagante ko ak yeneen dëgg la c'est important maître gis nga de waaw ci njariñ la rek usage bi ak it jéggal gi wax dëgg yàlla fu waay mën a féetee loo mën a rek def ba yëf yi daal di yolom ndax réew mi daal mënuñ ne ci réew mi nag di werante geeg saagante bëgg fi ëpp nag réew mu ni baaxee réew moo xam ne kilifa yi ñoom tamit xam naa ni ñu ngi wax sax ci suuf mais nañu ils n'ont qu'à mettre un terme à cette récréation. waaw mais El Hadj Assane li nga wax moom kenn mënu koo dindi. dara bu amee ba pare ñun dañu am suñu culture. am suñu tradition. am nañ nag suñu ay institution aussi mënuñ bañ aussi institution yi def fonctionner. mais parallèlement à ça. mun nañu dawal aussi loo xam ne ci suñu aada la. maanaam jéggalu boobu ngay wax. bu fekkee ne dara am na. ki nga xam ne moom. vraiment moo wàcc yoon bu jéggaloo dañ ko war a jégg waaw mais nag il faut kooku tamit xam ne wàcc na yoon dëgg la am humilité jéggalu kee aussi nekk jullit
wala nekk vraiment un sénégalais bon te am culture sénégalaise nga di ko jéggal. donc effectivement bu amee nga baal ma même tribunal pour personnaliser. mais pour ñu yolomal laa doon waxee jéggal gi mooy. ñu bañ a c'est-à-dire des deux côtés xam nga man moom comme je dis képp ku jàppale kuy saaga institution nekk ko ci yoon. mais aussi mënuñu egg ci état policier nañ tëj ñëpp nañ rajaxe lépp donc il faut que ñu garder la pleine mesure de tout ça. non man xam naa li ngay wax mais aussi état aussi république la. dafa am ay institution dafa am lu muy doxee. dafa am yoon dafa am règle. am na yoo xam ne boo ko wàccee gis nga même bu ñu saisirul kenn bu demul jooy ci procureur dafa war a auto saisirul ci boppam. parce que moom mooy veiller ci ordre public pour loolu bu mu amati. gis nga même jéggalu yi ngay wax ni jéggalu mun na am nga baal. mais du tere état aussi dafa war a def li nga xam ne mooy liggéeyam. gis nga El Hadj Assane réew mi buñ ko tegul ci yoon du dox. du baax. dëgg la parce que bu fekkee à chaque fois dara dafa am ñu ñëw ren nañ ko waxtaanee ci biir néeg daal di ko taf-tafal daal di bàyyi suba ñu defaat ko. moo tax yenn taay nag. il faut que état wane boppam. mais du tere nit ñi. comme ni ngeen ko waxee rek. ñoo xam ne dañuy dox ay tànk yu baax. ñu koy dox parce que nag tëj nit ak yooyu waxtaan bu juboo moo ko gën. mais nag avant waxtaan bi juboo nag il faut état wane boppam. bien sûr am na nag ñu ne maître yéen tamit politiciens yi léeg-léeg ngeen wax loo xam ni xam naa ni moom wax la fu ngeen ko teg rek immunité parlementaire wala campagne la wala parce que léeg-léeg gune itam li ñuy wax ci mag ñi lañ koy déggee. mais professeur le débat politique au Sénégal da ngay waaru sax xale yi ci mag ñi la ñuy roy ni ñu mel mag ñee ko mel. man loolu duma ko nëbb damay politique. mais toujours ngeen dégg ma wax leen nit ñi ni ñuy politiquer ak ma ni ma sama conception politique du benn. du fekkee ne yow homme politique nga. suñ la joxee micro li ngay def muy ŋaññi Alaaji Assane parce que bokku leen parti. soo ko xamee lu baax sax soppali ko lu bon. doo wax lu baax. doo def lu baax. sa gémmiñ bu génnee rek day nàcc. mais kooku du politique. dëgg la ñu waxante dëgg. politique jongante dem na ba tey. suñu jongantee su ma la gañee ci politique da nga ma war a féliciter. c'est vrai ñu demaat utiwaat. moo ëppoon élégance mais gañe la nga nekk fii di xuntu naan na nga sàcc yu kenn xam dëgg yooyu damay politique. jërëjëf maître sëñ Bamba xam naa ni kàddu gu mujj gi rek internet ak avenir beeg nees mën a def ba raxas gi am nag parce que il faut nettoyage moom xaw ma xam-xam moo ngi ceem déet waaye il faut nettoyage parce que moom télé yam rek bi ñooy gane si ci biir kër yi ñooy egg say doom foo leen yeggul ñi leen di jàngal foofu yow sax doo vraiment yow sa xam-xam eggul foofu parce que ay yeneen xeeti éducateur la ñuy am ci loolu yëg nag ki jàngal sa doom sax nga xam ne yaa ko jël di ko fay weer xam nga ko gis ko mais ki jàngal sa doom ci loo umpale à ton absence boobu boo gën a garaawati faf nag la mu koy jàngal baaxul. waaw Alaaji Assane loolu moom du ma def lu dul sawar ci tontu ci parce que ñëwoon naa fi ci même émission bi wax ci njëriñ li moo ëpp. donc ñun tey les spécialistes du digital. du ma tudd tur xam nañ seen bopp am na ñu si bëri ñoo xam ne fii tey Sénégal ak lu weesu Sénégal ñu ngi leen di woo Afrique. fu nekk ay Congo tey jii nii bi may wax am na benn blogueuse sénégalaise Jali Badiane ma nga ba Dar es Salaam. donc Pape Ismaïla Dieng journaliste blogueur. Basile Niane Cheikh Fall. Ibrahima Lissa Faye. donc Mountaga Cissé bëri nañ. mais lépp lu ñu bëgg a wax mooy ñun tey amul initiative bu baax Sénégal. boo xamante ni promouvoir uñ ko. initiative bu baax. bu ne taxaw nañ ci bind nañ ci article def nañ ci émission mais amul initiative bu bon boo xam jooyuñu ko décrier wuñ ko. internet c'est les spécialistes du digital ñoom ils sont transversales donc maanaam lépp lañ métier yëpp lañ mën a laal. tey man am na ci ay politiciens yu bëri yoo xam ñi ngi yeewu di def ay message Facebook Twitter ak ay artistes ak ay entreprises teewul ni maa nga sa gannaaw donc nañu xool njariñ loolu nañ ko xool ci wàllu politique ba ci campagne législative bi passé am na ci ay acteurs yu bëri yoo xamante ni c'était des community managers ñoo nekkoon di leen fësal tey ñit a ngi jàng xam-xam ñit a ngi jàng diine ñit a ngi xam lu am mais lépp lu ma man en fait li may bañ ak li ma tiital Sénégal mooy ñu yeewu defar ay lois yoo xamante ni strict te xamuñu vraiment la culture digitale. Alaaji Assane nga baal ma terminer ci loolu lundi dafa am benn concept bu bees bu tudd citoyen numérique. citoyen numérique mooy ñëpp ñuy yëngu ci wàllu digital te am si xam-xam bu leer. ci Sénégal ak feneen. donc dañuy def benn live Facebook ak ay magistrats les spécialistes du droit. live Facebook la 11h ba 13h
donc ku mën a suivre page Facebook citoyen numérique am na ay kàngam yu taxaw pour mën a bëgg a waxtaan ak askan bi. internet man mënuma nangu mu nekk lu bon. parce que man mii si li may. si voilà loolu kay du woon waxtaan wi. jëfandikoo gu bon gi la. jëfandikoo gu xam nga ni ma koy waxee souvent paaka mooy xollil sekkee nag njawee ni seen soble ki ndawal waaye mooy servir agresseur yi. mais nag ci usage bi rek la. mais nag baax na aussi tey les spécialistes du droit. parce que depuis am na ay cas yu xew léegi ñun bañ koy wootee. woolee spécialiste du droit nii leen kaa la ñu waxtaanee lii lépp xewagul. donc am na ay spécialiste du droit xam ñu ngi leen di ñaan ba si le procureur de la république. dëgg la mu jege les blogueurs du Sénégal. ñu waxtaanee ko. waroon nañ ko def nag ci njëlbeen. voilà xam nga woote naa fi ndaje ne internet baa ngi toj dëkk bi kenn faalewu ma. waaye ba ñu laalee président rek ñëpp jóg nañu. voilà maa ngi lay gërëm Cheikh Bamba di la wan nag yoonu commercial yi pour sa communiquer lundi boobu nga dem fay ci commercial télévision Futurs Médias Cheikh Bamba Ndaw balaa ñu ma kaa dagg ci jamonoy wàccaay tabaski gi maa ngi lay gërëm di la sant Cheikh Bamba blogueur la gërëm bu baax maître Ousmane Seye avocat à la cour di it ki nga xamante ni spécialiste la ci wàllu loi pénale n'est-ce pas noonu la ñu ko waxee procédure pénale ak procédure code pénal bu Sénégal liggéey na ci réforme yi ko soxal imam El Hadji Lamine Diagne ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di nuyu El Hadji Daouda Diouf suñu réalisateur sa dëkkandoo la wakaam waaw fan yi nag dafa am sàcc bu ko doxee ginnaaw mais wax naa Sénégal yëpp dafa dem commandant bi dàqaat ko plainte ne ko nii nga toll di sàggan ba sàcc dugg sa kër professeur Mbaye Thiam bu université EBAD moom saa su ne ñu koy jógloo di la gërëm ci vraiment disponibilité bi la régie les techniciens toute la télévision Futurs Médias ak yéen ñu doon teewlu di leen gërëm ci lépp lu ci débordé wala ratax li nga xamante ni kii wax moom mooy juum bëgg a defar rek waaye léeg-léeg aussi nga wax loo xam ni kenn dina ko xaw a gis ca boppam ñu jéggulu ñooñee ca ñu moytu internet bi nga xamante ni xam-xam kese la ngir ñi nga xam ni yeewu nañu ñoom di jongante ci àddina defari avion ba tey ji bu Amérique mënee taxaw ak Corée di wax mardi ims bu fa guerre amoon ñun xam naa ñun ñooy doon sànq la ñuy nappaaji rek ndax ñun defuñ dara ngir ci xam-xam bi waaye di saagante nga xastante ak weerante loolee lu mat a bala ci ñi ma ko sañ a yóbbu di jox ne yóbbal maa ngi leen di gërëm mbokk yi ba alxamis ak jàmm incha allah